lu gaañu bi metti man bëri rek laa gis loolu mooy kàddu yi nga xam ni Eumeu Sène yëkkati na ko ñu fàttali rek ni boobu ak léegi wax naa ko sànq junj naa ko ci bopp émission bi ñetti fan a ngi nii waa kër Eumeu Sène yi ak waa kër Modou Lo yi ñu ngi xeex bu métti loolu nag autorités yi war nañ ci jóg ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk làmb war nañ ci jóg ndax combat bi dëgg la amatul waaye terewul ñoom ñaar nekkuñu ay noon Eumeu Sène ak Modou Lo nekkuñu ay noon kenn ku ci nekk yaa mën a may sax morom xaalis déggoon nañu fi ne Jordan ak ki nga xamante ni nii moom mooy Zarko dañ doon xeex mais léegi dafa gën a aggravé mun nañ wax ni sax xeexu mbooloo la waa kër Modou Lo yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa kër Eumeu Sène yi léegi nag tungu ne du teew ñuy nataal ñu ngi toog ak ki nga xamante ni nii maa ngi koy tooñ léegi ne ko Aziz mu ne ma naam ma ne ko man li la dal bu ma daloon heure bi maa nga tëdd sama néeg sàngoo mbàjj parce que nag neexul ba neexul dëgg la yàlla mooy dogal mais dafa metti préparé ba ñu ne 5 jours moo ci des ci événement bi mu dem mais laataa loolu ma bàyyi la nga nuyu ak mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan télévision Futurs Médias émission jongante. waaw jërëjëf Lamine maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateurs yi seetaan émission bi yëpp di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu mbokk amateuru lamb yi ñu nekk ci diaspora bi ak ñu nekk Sénégal yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. di nuyu kilifa boo télé bi Youssou Ndour di ko nuyu bu baax a baax. El Hadj Lamine. dafa am benn baat boo xamante ni moo tax ñuy wax ne taskatu xabaar moom booy wax rek ci kanamam xamul looy wax. am na koo doon woo léegi xaw ma kan la. yaa ngi ko naan xeex bi ndax jeexagum na ndax Eumeu Sène gaañuwu ci amu ci ay gaañu kon yow tu es au courant que ni waa kër Modou Lo yi ak waa kër Eumeu Sène yi ñi ngi xeex ñetti fan a ngi nii. waaw dégg naa ko chaque jour ñu ngi ma ci informé que ni am na xeex yu am si de Djily Mbaye yoo xam ni nee nañ am na ay xaw man fekkewu ma ko damay dégg rek ñu ne am na ay ñuy jóge Parcelles wala ñuy jóge Grand Yoff wala xaw ma ñuy jóge Pikine am na daal xeex boo xam ni chaque fois mi ngi amee ci kër gi nga xam ni fa la Eumeu Sène dëkk laa dégg te mu nekk ci Djily Mbaye mais loolu aussi rafet la wuñ ko lii làmb la rek tôt ou tard làmb ji dina mës a am te su amee ci diggante Modou Lo la ak Eumeu Sène ñoom ñaar ñoo koy bëree te incha allah ci kàttanu yàlla nañu ñaanal Eumeu Sène tane su tane aussi ñoom ñu bëree seen combat remplir seen contrat moo gën ñeneen ñi topp ci di ci xeex wala di ci xuloo loolu jaru ko vraiment nga xam ne làmb la rek tôt ou tard dafay jeex incha allah am na Sénégalais yi luñ la nawee lool mooy bi nga defee conférence de presse da nga ne li ma préoccupé fi mu toll ni mooy état de santé Eumeu Sène moo ma ñor leneen ñoratuma am na sax wax nga man ak man téléphone ne ma fi mu toll nii Eumeu xalaatul sax bëri man xalaatuma koo bëreloo comme yaa ko mujj gis état de santé fi mu toll nii fan la toll waaw bët bi parce que ñëpp gis nañu bët bi dafa metti dëgg rek moo neex yàlla comme ni ñu koy waxee combat bi Sénégal yëpp ñu ngi ko doon xaar mais aussi itam santé mooy def sport nit ki munoo feebar wala nga am gaañu di xalaat a bëre loolu dafa metti Eumeu Sène démb laa ko mujj gis bi ma ko gisee itam xool naa ko waxtaan nañ mais xam naa ni ba léegi taneegul bët bi mi ngi néewi ba léegi mi ngi néewi gis bi leerul aussi ba tey te yaakaar naa ni mardi la am rendez-vous dem ci CNG ci docteur u CNG muy docteur Ardo pour ñu mën a xool ba xam dina am certificat de guérison ou pas fi mu toll mënuñu wax date mënuñu wax combat li ñu mën a wax rek mooy d'abord santéem ba mu nekkaat ci état de forme bi mu bëgg a nekk pour mën a préparer combat am pour mën a ñëw remplir contrat am ak Modou Lo mi nga xam ne moom la war a dal bët du yenu waaye xam na lu bopp attan loolu la Wolof Njaay wax yow mi ko gis tey ci suba est-ce que yaakaar nga ni fii bala ak le 7 wala fii ak mardi Eumeu Sène maanaam bët bi dina tane yow mi ko gis waaw xam nga bu dëgg rek neexee yàlla ginnaaw suba la war a gis médecin bi muy mardi su ko médecin bi xoolee consulter ko war ko defal certificat de guérison mais li ci war a doy waar rek mooy buñ ko defalee mardi wala mercredi mu jot certificat de guérison bi combat bu toll nii kenn mënu ko di dem di ci tâtonner ci 3 jours c'est-à-dire man waxuma pour mbër yi métti na ci mbër yi gaa métti na trop ci Modou Lo mi nga xam ne depuis 9 mois mi ngi koy préparer ak ay mbokkam Sénégal yëpp di ko ci jàppale aussi muy préparer combat moom tam gaañu bi ni mu dalee Eumeu Sène noonu lay dalee ci kawam parce que Modou tam defoon na ci ay dépenses yu métti mais loolu tam nañ ko sant yàlla xam ne tam ñoom lu ñu mënti dépenser rek di promoteur bi dépensé moo ko ëpp foofu ndax ñoom ci li ñuy dépensé lépp ci poste promoteur bi la jóge muy avance mais loolu man dama koy sant yàlla def ko càngat rek sante ko yàlla xam ni vraiment suñu borom bu dogalee dara kenn mënu ci dara combat bi xam nga ci dara du combat bu yomb depuis ñetti at combat bi taxawal ko dafay jafe bëre loo leen dafay jafe lu nekk dal na ci nit donc sant yàlla bi nga xam ne tey ñun dañuy toog di ko nettali mais ay jaam lañ yoo xam ni lu yàlla dogal ci ñun rek dañ koy nangu li ñu mën a wax rek mooy bala ñuy waxati date nañu bàyyi ba Eumeu Sène tane maa ngi dégg ñuy wax koor geeg noonu combat bu toll nii nit du ci def xaalis bu toll nii di ko tëgg ci koor ñun ay jullitu yàlla lañ weeru koor dañuy dem sellal ko ba mu sell jaamu ci yàlla
ñaan yàlla nangul ñu moo gën ñu ci tëgg làmb ñun xalaatuñ kuñ ko ci tëgg. li ñu xalaat mooy boo ma seen tane su fi xajee fii ak fin de saison bi alhamdulilah ñu def ko bu fi xajul tam ñun dinañ ko muñee yàlla sante ko ba saison prochaine ñu tëgg ko. mais bu dee avancé date Aziz yow yaa avancé date. yow yaa ne seeti nga Moustapha Guèye waxtaan nga ak moom ba jox na la datu le 7 bi. loolu yow yaa ko avancé. waaw loolu boobu boo tollee ci offre bi xool Eumeu Sène li ko dal dama jortoon di 2 jours ou 3 jours dina ci tane ma yaakaaroon ni le 7 bi dina mën a baax le 7 bi ba léegi mën na nekk ça dépend ci état de santé bi muy am. pare nga pour tëgg ko le 7. bu fekkee ne Eumeu Sène dem na ba jot certificat de guérison. waaw su jotee certificat de guérison bi mais benn inconvénient rek moo ci am Lamine combat bu toll nii kenn mënu ci dem ci ñetti fan di ko ci préparer promoteur bi dafa am leneen ak leneen lu ko ci war loo xam ni loolu. war comme lan leneen ak leneen comme lan. tey tu sais que combat bi man. mais ku pare woon pour tëgg ko le 30 kon war nga pare pour tëgg ko le 7. bu baax a baax. waaw xam nga tey. combat boo xam ne yow xamoo ne dina am man xaw ma ne dina am. promotion bi ñu ci war a defaat naam depuis 9 mois 7 mois ñu ngi ko ci def. mais ñi nga xam dañu war a jug seetaan si combat bi mënuñu xëy rek bett leen ni leen. combat bi ceeb rek la waat. waaw loolu lépp dëgg la mais li ceeb bi yor na rek ñu teg ko tàngal ko rek. xam nga combat boo def ay centaine de millions. da nga ci war a dem certitude lu mat une semaine ou 10 jours xam ne di nga ko def. pour nga mën a préparer wu say partenaire aussi mën a préparer wu. mais boo toogee ba mercredi nga jot certificat de guérison mbër bi ni mercredi jeudi vendredi samedi ni dimanche la combat bi. loolu lépp ñun lépp combat mënoo ko tëgg lu dul mënoo ko tëgg jour ordinaire. non y' a pas de problème c'est-à-dire mi ngi dépendre ci état de santé Eumeu Sène. ok su ma leeree ni fii ak dimanche bii di ñëw. pare na pour bëre ko te ñu teel ko xam mën nañ ko xam nga loo xam ne ñun pare nañ. Eumeu Sène ak Modou Lo. wàccoon nañu ak ñoom. billets yi commandé nañ ko depuis France. liñ ci waroon a def nañ ko am nañ ci aussi ay pertes yu ñu ci dal. pertes yoo xam ne tey gis nga. c'est énorme mais yàlla moo ko dogal. face à face yi nga di ñu def. ak comme ni nga ko gisee triplex yooyu ñu def coûté nañu plus de 15 millions de francs CFA ay artistes dañ leen fay jël ay matériel bu ñu fayee 37,5 yéen tam ngeen def ci ay coono TFM loolu lépp ay charge la mais loolu lépp santé ko ëpp doole. li ñu mën a wax rek mooy nañ ko ñaanal mu tane su tanee jàmm ñu programmé ko te na ko ñëpp gisee ni ko yàlla dogale noonu. ci ñëpp la metti Sénégalais bi ko doon seetaan si promoteur bi génn xaalisam mbër yi doon préparé aussi metti na ci ñoom mais loolu lépp nag comme ni ma koy waxee rek. jaam ak pexem yàlla ak dogal. dogalu suñu borom la ñun dañ ci sant yàlla bu baax. am naa ñaari question yu ma la bëgg a poser. ñaari question yooyu benn bi rumeur la. benn bi mooy presse bi dañ ko traité. mais dama bëgg ñu ànd ak sama partenaires yi. ndax xeer wa téye sàkkat da cay deru te xam nga man moom bul sonn. sponsor yi macha allah tubaar fa kàllakaar ñëw nañu te maa ngi ñaan ñoom ñëpp ñu dawaat ñëw xam ne fii donc fii rek fii kese la périche bi tàngee te fii rek lay xoyomee du Aziz Ndiaye mooy suma invité tey ci biir émission jongante dinañ dem léegi ndar géej waaye dama bëgg waxtaan ak moom léegi Eumeu Sène it am na lu ñu koy tuumaal lu bari ci biir làmb ci biir combat bi loolu moom maa koy leeral fii léegi am na sax ñu dem ba naan est-ce que waxul gars yi nañ ko dóor kurpeñ ci bëtëg looloo lii tàmm na ko lu nekk ñu ngi ko ciy wax am na sax ñu naan combat bi ku ko laal yàqook ñi ko jotoon a laal yooyu yëpp non man fii lañ koy leeralee léegi li ñu def rek lu dul dem ànd ak sama partenaires yi nga xam ne ñoo wóolu groupe Futurs Médias en général waaye rawatina émission jongante en particulier ndax xam nañu fii rek la périche bi tàngee mais sama partenaires yi indil ma leen waaye Aziz dañu nekkoon ci fànn boo xamante ni nii li ñëpp di waxtaanee mooy tout d'abord gaañ nee nañu combat bi ñi ko laal yàqu li Sénégalais yi di wax ci suuf moom la ñuy wax ñu ne moo tas bul faale ata mu ngi ci kaso bi Gaston ñàkk na ci ñaar fukki millions Luc ba mu ko laalee ba léegi ci la nekk ci ay jafe-jafe Aziz laal ko toog ci télé yi di bàkku naan waaw non li gars yi di wax rek laay wax maa ko yor newoon nañu lii saraxe naa ñeenti nag saraxe naa lii faf yàlla ñëw combat bi tombé à l'eau kon luñ kenn ñemewul laal yaa ko laal yow it liñ la wax tere mu te bàyyi mu gis. waaw loolu loo ci bëgg a wax Lamine. non dama la poser question li Sénégalais yi di wax ak yow nan nga ko gisee. non li Sénégalais yi non li nga wax rek xam nga li Sénégalais yi di wax d'accord. comme ni nga ko wax combat bi bari na ay jafe-jafe yu ci am ci ay nit mais man aw ma ci benn jafe-jafe xam nga jafe-jafe bi ñu ci am mooy waroon ko tëgg tey mu jeex yàlla dogalu ko mais ñooñu nga wax man duma ñoom. boo bëggee dégg-dégg. mais li la ci dal li leen ci dal na la ci. lu ma jafe-jafe bi. jafe-jafe si aw ma ci jafe-jafe. maanaam faisabilité bi amul combat bi amul. waaw xam nga ñoom ñëpp dañ doon tenté. gars yëpp dañ doon tenté. waaw mais nee naa la ñoom du ma ñoom man combat bi ci yoon laa ko taxawal bi ma koy taxawal ci avocat laa dem ci CNG. mais ñi koy taxawal tam ci yoon lañ ko taxawale. non gars yi dañ doon taxawal seen ay biir kër ak seen ay bureau di taxawalantu man dama ko teg ci yoon
dem ci avocat dem ci CNG bi am date régularité jox mbër yi ku ci ne sa 50% avance def li ma waroon a def lépp lu promoteur war a def naa ko mais kii dogal kenn rek la suñu borom moo dogal ni combat bi waroon am le 30 mais kay li ci jafe-jafe ci gars yi am man aw ma ci gars yi taxawal combat bi rek moo leen jafe woon man taxawal naa ko depuis 8 mois ba mu des ñetti fan kon combat bi. mooy gàllankoor bi ñëwaat na rek Aziz. amul problème nañ ko nangu. nangu nga léegi beneen bi ci topp mooy rumeur bi ma dégg nee nañu boo tëggulee Eumeu Sène ren déwén ñàkk nga ko parce que Gaston moo ko moom te dafa signé woon moom contrat te benn combat rek la waxante woon ak yow. te Gaston moo la séddee Eumeu Sène. kan moo ma séddee Eumeu Sène. Gaston non Gaston mënu ma séddee mbër yow it man dama dox Eumeu Sène waxaale ak moom ñu d'accord ci kese. mais instant yooyu mi ngi ak avance su Gaston. non musul yor avance su dërëmu Gaston. ci li ma li ma Eumeu Sène wax bi may taxawal combat am musul yor xaalisu Gaston. ah ça c'est l'information ça. musu ko yor ci li ma Eumeu Sène wax nekkul woon ci contrat nit doo nekk ci contrat di jël avance. ah mais ka kon ça c'est l'information la. te mbër mënul nekk ci ñaari contrat Eumeu Sène balaa muy wax contrat wu keneen day fekk contrat bii mu yor mu mën ko jeexal d'abord mais mënoo nekk ci contrat wu Aziz Ndiaye di nekk ci contrat wu ma Demba. non man li ma bëgg a comprendre mooy li gars yi wax ni. ki nga xam ne moom mooy Aziz Ndiaye ci jëmi boppam bu tëggul Eumeu Sène ren mënu ko am déwén c'est une impossibilité parce que Gaston la nekkal. man de Eumeu Sène xam naa ne benn contrat la am ak moom muy digganteem ak Modou Lo du ma bàkkoo mukk ni am naa ak moom contrat te aw ma ko man du ma ni yàlla nga lay nuyu te gisuma yàlla li ma leer mooy contrat bi ma am ak moom digganteem ak Modou Lo la su jeexee nag ma tegaat ci. mais man doon na ma neex lool ma am réaction Gaston parce que ça c'est l'information boobu ak léegi li Sénégalais yi mënoon a comprendre mooy ki nga xamante ni moom mooy Gaston Mbengue moo seede ki nga xam ne moom mooy Eumeu Sène Gaston sax toog na devant la télévision wax ni. ki nga xamante non ma ñëw rek. non dama bëgg foofu ñu leeral rek. waa ñëw man kenn seedewu ma dara laajuma kenn benn combat benn promoteur seedewu ma Eumeu Sène maa taal suma oto dem këram waxtaan ak moom fay ko prix bu ko keneen fayul ñu d'accord ci combat mais du benn promoteur. mais boobu temps mu ñëw. xamoo woon ni Eumeu Sène am na contrat ak Gaston. non man lijjantiwuma contrat wu kenn man contrat wu Aziz Production laay gérer ànd ci ak suma avocat maître Khassimou Touré di ko nuyu de passage benn promoteur bu ma seede combat amul te ñaan yu ma dara laajuma ku ma seede li leer ba leer mooy Eumeu Sène su amoon na contrat keneen te loolu weesu na sax loolu duñ ci commentaire li am solo mooy Eumeu Sène Modou Lo taxaw na mais te réalisateur su ma mënoon am réaction Gaston dina ma neex trop non c'est vrai su ma mënoon am réaction dina ma neex trop ñu xam ndax rumeur la wala leneen la parce que aussi tam c'est information la non loolu du débat xam nga am li leer ba leer Eumeu Sène contrat bi mu am man la ko amal te ci Modou Lo la am su paree dafay libre su ma ko soxlaa dem ci